asalaamaaleykum sama waa team sama Adja Traiteur ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen remercier seen teewaay à chaque fois ci sama chaîne YouTube tey nag dañuy dem Italie defar ay pizza à notre manière. Donc pour réaliser recette bi on aura besoin d'un pot de yaourt nature mooy yaourt sans sucre, xorom, suukar lu toll kuddu gu mag, diwliñ taasu ataaya bu fees dell, benn nen, levure boulangère mooy bi ñuy jaay ci boutique bi donc 5 grammes lañ jël nii xooyal ko ak kuddu gu magu ndox pour mu mën a seey. En attendant ak farine 400 grammes lañ defar. Donc là ñu ñëw jàll ci suñu réalisation pâte pizza fait maison lañ def tey moom 100% maison lañ def. Mu nekk pâte boo xamante ni facile à faire vraiment ba pare dafa neex. Donc liñ njëkk a sotti nii mooy pot yaourt bi leen jël sotti ko daal di ci def suñu benn nen daal di ñëw jël ñoom ñaar suñu fourchette yëngal leen ñoom ñaar ba ñu maase. Donc pâte bi soo ko réaliser ingrédients yi par benn ngay def doo ñëw jël yëpp rek daal di ci toj. Donc buñ leen yëngalee ba ñu commencé maase ñu ñëw jël suñu diwliñ benn taasu ataaya bu fees dell lañ sotti nii daal di ñëw moom tamit mélanger waat tout le temps da ngay mélanger ba mu maase. Donc ñu mélanger bu baax gis ngeen ba mu maase ñu yëngal. Donc mu nekk ay repas yoo xamante ni wala ay lekk yoo xamante ni on a l'habitude de les acheter alors qu'on peut les faire à la maison et puis suñu kër sa mun nañu def yu dàq parce que day riche. Donc là ñu jël kuddu suukar bi kuddu gu mag suukar day neexal pâte bi daal di ñëw sotti ko ci yëngal ba mu maase. Après ñu jël levure bi daal di sotti comme ni ma leen ko waxee woon rek on a l'habitude et tendance à aller acheter ces repas d'or alors qu'on peut les faire à la maison ni ñu ko bëggee ak lu la neex. Mën nga ko defee ginaar, mën nga ko defee yàpp, mën nga ko defee crevette, mën nga ko defee charcuterie comme tey pizza charcuterie la ñuy defar selon ce goût, olive sans olive, oignon blanc, olive noire, lu la neex nga def ko ci. Donc là ñu ñëw def ci sel kuddu bu ndaw lañ def, xorom parce que xorom moom baaxul bu bëree baaxul bu waxee day yàq togg. Donc kuddu bu ndaw rek lañ ci def kuddu yu ndaw yi ñuy naanee café moom lañ ciy def. Laa nag bi lépp maasee ñi daal di ñëw jël suñu farine. Par contre farine bi doo sottee ndoor yëpp laa 1/3 bi laa sotti daal di koy yëngal ba mu maase. Bëgguma jëlandoor yëpp rek sotteendoo ko ci dafay tax après sama pâte day naqaree day métti dër defar plutôt. Donc damay def par nànk rek comme ça muy maase di nooy nga xamante ni soo paree sooy defar doo sonn. Donc laa ñu ñëw sottiwaat farine beneen 1/3 yëngalaat. Laa bu ngeen seetloo suñu pâte mi ngi commencé dëgër c'est normal parce que pâte bi du nekk pâte bu ndoxe pâtu pizza la day xaw a dëgër tuuti ba pare nooy nepp. Donc là ñu yëngal ak fourchette bu ñu demee ba rendre compte que là nag que fourchette bi amatu fi place ñu daal di koy teg de côté jël loxo fekk na laataa li ko jiitu on a bien nettoyé nos mains et tout ce qu'on utilise aussi. Donc ñu jël suñu loxo fas yéene ko mélanger daal di yëngal gis ngeen di bës à voir nii rek dangay xam ne du pâte bu dëgër pâte bu nooy nepp la. Donc parce que liñ ko ingrédients yëpp c'est des ingrédients doux. Donc là ni daal di ñëw di mélanger ak suñu loxo ba mu commencé jàpp nga doog a sotti 3e partie bi. Ni ngeen gisee ni nag sotti nañ farine bi yëpp ba suñu pâte formé wu. Donc là dañ koy travailler 3 ba 4 minutes ba pâte bi nooy nepp ingrédients yëpp maase. Ñu continuer ko di ko def nii pendant quelques minutes jarul nag ay 10 minutes non maximum 4 minutes rek dina doy. Bi ñu paree ñu delloo ko ci suñu saladier papier film ko teg ko au repos pendant 40 minutes. Comme on n'a pas de sauce tomate à la maison ñu daal di defal suñu sauce tomate fait maison. Ingrédients yaa ngi nii herbe de Provence, tomate, benn kuddu gu mag diwlin ak sel. Donc là dañu jël kuddu diwlin bi tàngal ko ba mu tàng tuuti rek def ci tomate ak ndox ñoo sotti ci sucre def nañ ci kuddu suukar bu mag c'est pour wàññi acidité tomate bi
pour mun a am aussi goût sauce tomate bi ñu bëgg. Def nañ ci aussi poobar lu tolloo kudd bu ndaw, herbe de Provence lu tolloo aussi ak kudd bu ndaw. Donc ñu daal di yëngal. Def nañ ci aussi ndox, taasu ataaya lañ ci def, taasu ataaya benn taasu ataaya lañ ci def. Donc là suñu sauce jël na forme, ñu bàyyi ko mu ñor. Ñëwaat jëlaat suñu ay pat, xaar nañ 40 minutes, gis ngeen ni pat bi reposé wu na, xaw na funki tuuti. Donc ça veut dire que ça c'est bien reposé. Ñu daal di koy ñëw teg diviser ko. Là je vais faire 4 pizzas. J'ai pu avoir 4 pizzas bi ma pare. Donc su fekkee ñaar yu mag nga bëgg nga def sa 2 pizzas. Sa pool su magee man comme man pool yi ma am fii pool yi ndaw la, donc dama ko def 4 pool, 4 pizzas plutôt. Donc là ma dër ko. Donc pat bi dafa nooy nepp. Dès que nga commencé dër da ngay gis day étalé wu facilement. naqariwul dër, naqariwul étalé aussi. Donc là moom lañ travaillé. Bi ñu paree jël nañ suñu pool. Comme nag pool bi du poolu crêpe, pool normal la pour togg. Donc dama ko huiler tuuti pour mu xaw a niin, pour cuisson pat bi mën ma yomb. Boo amee four nag moom da nga jël sa plateau four rek teg sa papier cuisson, wala nga beurrer sa four sa plateau daal di ko ciy teg mën ko lakk. Donc comme nen tey fait maison, on n'a pas de cuisinière là ñu daal di koy def à la poêle. Donc yéen a ngi gis ni jël nañ suñu ay pat bi ñu étalé, teg nañ ko ci suñu poêle. Laa yi débordé laay éliminer tuuti rek pour mun a am aspect bu forme cercle bi. Moom ngeen gis may dagg nii. Donc ingrédients yi la ñu ñëw nag defaree suñu pizza: fromage emmental râpé, soble, suñu sauce tomate baa ngi noonu, saucisson poulet, jambon, champignon, poivron aussi am na ci goût. Poivron dafa ma neex ci pizza, herbe de Provence enfin pour parfumer ko. Donc mi ngi nii jël nañ suñu sauce tomate étalé ko ci suñu pat, ñëw jël soble bi daal di ci sotti. Soble bi nag dama ko njëkk a def parce que comme ñorul moom laa njëkk a teg ci suuf, comme ça mu njëkk a ñor, parce que yeneen ingrédients yi ci ñëw tegu yëpp c'est déjà cuit. Donc laa ñëw def ci tamit poivron, wisal mu maase. Daal di jël saucisson bi nag saucisson poulet la, moo ma ëppal goût saucisson viande wax moom moo dàq nag, parce que en matière de lekk moom affaire de goût la. Je préfère 1000 fois saucisson poulet bi. La jambon bœuf la, donc bu la neexee nga def jambon bœuf fumé wala naturel bi. Donc moom lañ jël nii di ko ci wis, ñu daal di koy wis. Flash lañ taal nii comme sànq dafa xawoon commencé lëndëm. Donc suñu ingrédients ngi nii, suñu pizza mi ngi jël forme. Pizza charcuterie la ñu réaliser, defuñu poulet wala viande, ay charcuterie rek lañ def. Laa ñu ñoo jël suñu champignon, moom dañuy ñëw wis ko ci nii. Selon nag ki bëgg champignon mën na def lu bari, ku nekk day xool lu la neex nga doser ko. Moo tax fii ci ingrédients yi doser ma par exemple lii laa def ci jambon, non, ku nekk yaay xool ni nga bëgg sa jambon toll nga def ko ci. Donc là pour finir ñu ñëw jël suñu fromage râpé daal di koy wis ci kaw. waaw pizza nag moom fromage moo tax ñuy wax, donc ñu daal di généreuse ci fromage bi, def ko ba mu bëri, day yokk goût bi rek. Étaler ko ci kaw pizza bi yëpp ba partie yëpp daal di am. waaw léegi suñu paree na jël suñu herbe, moom la ñuy tëjee wis tuuti rek, parce que su bëri aussi day weex, tuuti rek lañu wis pour mu mën ko parfumer. Xet bu neex lay jox sa ay pizza. Herbe de Provence tey moom rek laa toggee comme épice. Herbe de Provence rek laa réaliser sama recette. bi ñu paree suñu pizza ngi nii, on a mis tous les ingrédients, on a mis beaucoup de fromage. Lii c'est pour vérifier pat bi, soo lambee takku topp la rek nga xam ne pat bi ñor na. Suñu pizza ngi nii de pare na. Ay fromage bi am na yu fondre dugg ci biir, suñu ingrédients ñor na. Xet bi nag moom vraiment je vais pas vous le raconter, demandez à mon mari. Donc la mayonnaise la ñu décorer ko
cuisiner aussi c'est s'amuser, la cuisine c'est de l'art. Moutarde bi ñu door ci A, ketchup bi T, muy sama Adja traiteur. Waa keñ dañuy togg waaye dañuy fowaale nag. Tëj saison bi jus d'ananas lañ ko tëjee di wax bon appétit à tout le monde. Tey nag sama pizza kenn rek laa ko yàkkal muy kenn ci man, sama mag El Hadj Amadou Dieng moom laa yàkkal. Donc ingrédients yaa ngi nii moom lañu réaliser. Sama Adja traiteur mi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous très prochainement pour yeneeni recette. Jaa ngeen jëf.